mbokk yi dal leen ak jàmm ci télévision Futur Média ñu yeewu ci naqar ak tiis gannaaw de doog àdduna ki nga xamante ne rek mooy Thione Ballago Seck nekkoon koo xamante ne li nga xam ne moo aju ci wàllu cosaan ak aada kese moo ko ñoroon kookee nag la ñu ne tey wuy ji na borom gannaaw liggéey bu mucc ayib bu mu def ci lépp lu laale wàllu cosaan ak aada fii ci réew mi rawatina wàllu musique mu doon naqaru képp kuy doomu réew mi rawatina ñi nga xamante ne ñooy melomaan yi yàgg safoo nag li nga xam ne mooy liggéeyam fii ci kaw suuf kooke nag mu ngi gane si àdduna ci atum 1955 fii ci Ndakaaru mu bokk nag ci famille gawlu bu mag kooke nag ñuy xamal ne maamam sax bokkoon na ci ñi gën a ràññeeku ci jamono yi Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ndaxte moom bokkoon na rek ci ñi ko doon ñaax ci xeex bu ñu sumboon ngir fexe ba askanu der bu ñuul mën a maam boppam ci loole nag ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck mu ngi tàmbale lépp lu aju ci wàllu musique doore ko rek ci groupe Star Band mu nekkoon ci ndorteel percussionniste bu ñu ràññee woon tamit laata rek muy dem fi nga xamante ne mooy orchestre Baobab. Thione Seck nag liggéey na tamit ci orchestre boobu liggéey bu mucc ayib ci atum 1984 la njëkk a taxawal moom ak beneen cousin doomu nijaayam rek orchestre bu mag bi ñu duppee tey Ramdan ñu génn seen album bu njëkk ci jamono yooyu ñu fàttali rek atum 1985 la Thione Seck njëkk a def li nga xam ne mooy tournée européenne ci biti réew ngir fësal li nga xamante ne mooy taxawaayu artistes yi fekk baax fi ci réew mi lépp loo aju nag ci li tubaab di duppee la vie et l'œuvre de l'homme dinañ ci taxaw tey du ñàkk ñu dalal ay kilifa ci plateau bi mais laata loolu dañu dem rek fekki Pape Galla Gueye Pape Balla Gueye bu rajo Futur Média jamono yi ñuy wax ak yéen nag mu ngi ñu teewal fi nga xamante ne mooy makkaanu ki fi bàyyeekoo tey Pape Balla bu fekkente ne rek jàppandi na nga ñëwaatee ci ambiance bi wala li ñu mën a dund jamono ji ñuy wax ak yéen foofee ca këru ki nga xamante ne mooy ndem si yàlla bi di Thione Ballago Seck xam naa jàppandiwul ba tax rek dañuy wéyal li nga xamante ne mooy hommage bi ñu fas yéene rek wala njukkal bi ñu fas yéene delloo Thione Ballago Seck ci atum 1983 la génne album bi waral sax morceau bi nga xamante ne ñu ngi ko doon duppee chauffeur bi atum 1984 jongama ñu ngi koy fàttaliku Aïda Souka atum 1985 la woon ci 1988 la génne le pouvoir d'un cœur pur 88 morceau bu amoon solo boobu ci jamono yi président Abdoulaye Wade la woon numéro 10 katum 88 ci même année ba la génnewaat beneen morceau boo xam ne amoon na succès daanaka planétaire mu duppee woon ko jëlal Best of Thione Seck jotoon nañ ko amal ci 1988 90 génne na lu ñu duppee yow 91 mu génne beneen album bu ñu duppee Papa tànn sa bu la neex moom ñu ngi koy fàttaliku ci atu 1994 la woon mu doon bokk rek ci chef d'œuvre yi nga xamante ne kii di Thione Ballago Seck jotoon na ko jagleel askan wi rawatina melomaan yi ca atum 1995 démb ak Dali Silar Diapason vol 1 ak vol 2 tamit bokk na ci li nga xamante ne melomaan yi ñu ngi koy fàttaliku ci 1998 mu amaloon rek anniversaire u Ramdan génne woon ci ñaari album vol 1 ak vol 2 ñu ngay xamal ne rek jamono ji am na ku nekk ci buumu jokkoo bi Pape Balla gise penn mu doon ko xamante ne tamit xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu musique yàgg gunge artistes yi taxawal fii melomaan yi gisee gannaaw bañ la jaalee li nga xamante ne ñun ñoo ko bokk tey lan nga ñu mën a baaxee ci kilifa gi nga xam ne bàyyeekoo na fi tey. waaw jaajëf xanaa di ko naqarlu xam ni Sénégal yëpp ñàkk nañu seen doom boo xamante ni bokkoon na si ñu ëpp taxawaay ci seen liggéey muy mbirum caara surtout spécifiquement musique waaw mais ku ni Thione Seck nag ñaar dong ngay ma gën a mën a jàpp ci moom son franc parler kooku moom du ko wecceeku du ko jaay du ko def dara ak sa générosité Thione nekk na nit koo xamante ni lu mu la bëgg a wax dina la ko wax
nga d'accord ci wala nga ñàkk cee d'accord yow yaa xam mais dina la ko wax. Thione aussi nekk na koo xamante ni générosité foo ko natt romb na ko. man mi am naa si ñetti expérience ak moom pourquoi parce que année yi naan yi ñu doon wax dans les années 80 yi ñu doon wax naan Thione dafa exilé wu en France man ak moom ñoo fa nekkandoo woon te gis naa li nga xamante ni daj na ko toog na fa ay ati at soog a ñibbisi. Thione mu ngi commencé musique très tôt pourquoi parce que dafa nekkoon ak wéy juróom boo xamante ni alkaati la woon te alkaati boobu dafa amoon ay principe yoo xam ne ci lay demee mais Thione pour mu dugg ci biir musique il fallait que mu am benn orientation boo xamante ni moom moo ko cay téye c'est pourquoi mu choisiroon la parole moo tax musique u Thione soo ko dee déglu wax ci kàddu gi ci boppam ngay gën a dégg plutôt que musique bi ci boppam mu dale nag départ nag ca daagu daan bu Pikine den ak ànd ak tonton Bira Gueye bi mu fa jógee jaar takkarnaase ñëw ci lay mbub wéeru ko ba ni mu duggee étoile de Dakar ci Star Band jaar ci Baobab ba ni mu créé son groupe au début des années 80 muy Ramdan. Générosité wu Thione Seck mën naa koo misaal ci ñaar nekk na koo xamante ni ñu jox ma dañ ma joxoon concert foire bi ma amoon benn matériel boo xamante ni dafa doyoon waar trop Thione romb fa ni ma sawaay ñun musique ndam la ñu bëgg dem jëli matériel yëpp mettre ko à ma disposition pendant toute la période du concert sans pour autant que mu fayeeku ma ci benn dërëm ni ma noonu mat na maa ko ci def sama participation. ñaareel ba it nag saakoli bi ñu doon def benn clip hommage à Bokandé Thione dafa ñëw studio liggéey ak ñun orienté waat musique bi posé ci ay voix am di jënd boisson yi et cetera sans pour autant que mu laaj fa benn dërëm te ku nekk gis na ni li nga xamante ni mu ngi koy def te kenn yëgu ko ci ndimbal à tout niveau nag je crois que li may wax daal mooy ñun ñàkk nañu suñu xarit ñàkk nañu ku généreux ñàkk nañu ko am franc parler te tey def waxuma la Sénégal waaye Afrique yëpp ñoo ñàkk Thione Seck Thione Ballago. ñu lay jaal li nga xamante ne ñun ñëpp a ko bokk yow tamit ñu ràññee la ci ñi nga xamante ne ñu ngi def kem kàttan ngir dundal lépp lu aju ci wala cosaan ak aada fi ci réew mi rawatina li nga xamante ne mooy musique ñu wéyal ak hommage bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene wala njukkal bi ñuy delloo ndem si yàlla bi di Thione Ballago Seck ci bu mu jokkoo bi Pape Balla bu fekkee jàppandi na ñu dem fekki ko. doyen Aline Diop di suñu kilifa nekk foofee ca rajo télévision RTS mu doon ko xamante ne tamit yàgg na liggéey ak ki nga xam ne mooy Thione Ballago doyen Aline Diop ba ma la nuyoo ana lan nga mën a jàpp ci ki nga xamante ne moo fi bàyyeekoo tey. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm groupe Futurs Médias yëpp sant leen ci ni ngeen doxalee nii pour rendre hommage ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck te mu mérité ko réew mi mënu loon def leneen lu dul lii groupe Futurs Médias mënu loon def leneen lu dul lii defe naa organe yëpp tey jii réorienté nañu seen programme. Thione dafa nekkoon koo xam ne mu ngi woon ci musique en temps plein comme ni ko tubaab di waxee en temps plein deful dara leneen lu dul musique depuis mu nekkee ndaw ba ni mu nekkee mag ci loolu la suturloo ci loolu la fajee gàcce ci loolu la teralee ñi mu war a teral mu nekk loo xam ne kon daf ko marqué suñuy jël scène musicale sénégalaise daf ko marqué suffisamment ba pare régulier permanent bi ko nit ñi xamee ba léegi mu nekk ndaw ba léegi mu ngi fii te toujours mu ngi au devant de la scène mun naa ne c'est un bon manager parce que groupe boo téye des dizaines d'années kooku si tu n'es pas un bon manager doo ko réussir moom réussir na ko ak Ramdan changement de temps en temps day am c'est normal loi la kooku du dara ñi dem ñi ñëw mais c'est un bon manager et puis amoon na loo xam ne def na ko si njabootam parce que rakkam yëpp uuf na leen koo ci wax mu ne la su du woon grand bi donc ñoom ñëpp nangul nañ ko et puis investir na itam ci musique boo xoolee penc mi investissement bu mag a mag la amoon foofu investir na aussi ci ay jumtuwaay
ndax mos na sauver benn situation en 2005 avril 2005 plan international dafa joxoon Mamadou Konté benn spectacle bu mag a mag sur la déclaration de naissance Iba Mar Diop Alpha Blondy ak expérience bi mu amoon en 2000 mauvaise expérience mauvais souvenir bi ñu ko soxlawaatee en 2004 dafa exiger loo xam ne fiche technique boo xam ne amu fi woon c'est une réalité j'étais près de l'organisation mun naa ko wax aisément fiche technique bu Alpha Blondy amu fi woon ci sauver situation bi Thione Seck la woon parce que juste muy génnee li nga xam ne mooy matériel am foofu ca port concert bi Iba Mar Diop la woon defe naa ñëpp koy fàttaliku donc investir na ci musique yëngatu na ci doomam ñëw mu encadré doom ji taxawu ko def ci li mu ci war a def dem ba su doom ji di produire moom muy jouer en première partie doom ji doog a ñëw jël orchestre am jox ko je crois que joué na rôle am largement et c'était un bon parolier ku wax Thione ne parole boo kenn mënu ci dara ku wax Thione rek ne parole ku wax Thione rek ne texte ay texte Thione dafa am solo nekkoon na ci registre folklorique bi ou traditionnel mais bi mu fa nekkee pratiquement paroles yooyu la fa doon utiliser itam maanaam conscientiser di wax des faits de société di dugg ci biir famille yi musique-am dugg na largement ci biir famille yi te amaloon na njëriñ askan wi parce que daawul wax détail en tout cas saa yu waxaan rek texte am il faut nga xam ne kii man lay waxal te li muy wax dafay nekk loo xam ne dafay nekk actualité tout le temps du dara lu koy teg de côté selon évolution wu adduna bi Ibou. jërëjëf doyen Alioune Diop wax ko léegi ku xam-xamam màccoon la ci wàllu musique rawatina message bi ba tax na ñu ngi ko doon duppee souvent le parolier ñu ngi fàttaliku li nga xamante ne mooy album boobu mu duppee woon Allo Petit wala sax Bul Dof te mu génnoon ñaar yëpp ci atum 2001 ci plateau bi nag sama naataango Cheikh Diop yegsi na. moom tamit yàgg na déglu ki nga xamante ne moo fi bàyyi ko tey di ndem si yàlla Thione Seck Cheikh Diop gannaaw ba mu la nuyoo ana lan nga jàpp ci carrière ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck. jërëjëf Ibou mu lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias xanaa rek fi ñuy dooree moom moo di ko jàll askan wu Sénégal ci samay kàddu itam ñun ci suñu bopp itam di ko jàll képp koo xamante nii rek sekkoon nga ak moom li nga xam ne moom moo di languk musique bi fii ci réew bu Sénégal sànq maa ngi la dégg yaa ngi ko doon wax sànq Thione Seck jaar-jaaram bari na xam nga ne mi ngi rek taxawal li nga xam ne moom moo di groupe am ci atum 1984 boobaak léegi yaa ngi koy wax parolier lañ ko dippee maanaam lu mu way lu nekk rek téere la lu mu way ci atum 1984 86 ak ba fi nga xam ne fi la ñu toll tey jii lépp loo xamante nii rek way na ko mën nañ koo déglu te bu boobaa itam day nekk li nga xam ne rek moom moo di actualité am jaar-jaaram bari na xam naa ne daañ ko développé fii léegi ñu yëkkati li nga xam ne moom moo di jotaay bi Diouf. waaw jërëjëf Cheikh ni nga ko waxee noonu la amee ndaxte boo xoolee ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck xamoon na wala amoon na taxawaay bu mucc ayib ci wàllu musique fii ci Sénégal saa su nekk mu ngi doon def kem kattan ngir li nga xam ne mooy musique bu Sénégal rawatina mbalax bi nga xam ne moom la doon def. ñu mën ko exporter ñu ngi fàttaliku atum 2002. album boobu mu duppee woon mbalax funk mu doon succès boo xam ne. bokk na ci li ñu gën a jàpp ci carrière kilifa boobu. li ñu gën a jàpp ci carrière am bari na ndax itam ni nga ko waxee yóbbu na musique sénégalaise fu nekk itam taxaw ci podium bu nekk booy xool itam tëgg na ci tëggukaay yi nga xam ne bokk na ci tëggukaay yi nga xam ne moo gën a rëy ci àdduna bi donc foog naa ne ki nga xam ne moom moo di Thione Seck doon na koo xamante ni kenn dootu ko présenté fii ci réew bu Sénégal rawatina itam mu bàyyi fi doon loo xamante ni itam mën nañ woy saa su nekk rek di ko déglu. sukkandikoo ci album yi nga xam ne génnee nañ ko dernièrement ñu ngi fàttaliku nekk ne album yi nga xam ne mi ngi koy génnee titres yi da ko doon multiplier c'est-à-dire bu génnee benn album mën na toog ay at yoo xamante ni mën na koo bañ a génnee album te teewul album yi nga xam ne way yi nga xam ne mi ngi ko ciy génnee day doon loo xamante ni lu kenn mënta dindi la. waaw Cheikh loolu lu am la waaye ku ne Thione Ballago Seck wax ci ndono boobu loolu sax bokk na ci ki nga xam ne jamono ji bokk na ci ñiy gën a bëggal ndaw yi muy Wally Seck. Thione moomu ñuy jaal askan wi yëpp mooy waajuram bu góor. waaye tamit am na loo xam ne mënuñ ci bañ a ñàkk wax mooy
atum 2002. bu ñuy wax ci at boobu. bokk gannaaw li nga xam ne moo nekkoon coupe du monde coupe d'Afrique. ñu ngi fàttali ko tamit 19e anniversaire bu Ramadan. mu doon loo xam ne tamit askan wi wala rawatina melomaan yi. am nañ ci souvenir bu mucc ayib mais ñu ngi may wax ne jamono jii am na suñu benn naataango suñu mag di Aboubacar Cissokho moom tamit di journaliste culturel bu ñu ràññee fii ci réew mi yàgg topp liggéeyu ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck Aboubacar Cissokho gannaaw bi ma la jaalee li nga xamante ne moom la Sénégal yëpp askanu yëpp bokk tey ana lan nga ñu mën a baaxe tey ci ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck. est-ce que mi ngi ci buumu jokkoo bi. waaw dafa mel ni dem na xanaa rek ñu wéyal waxtaan bi Cheikh. yaa ngi fàttaliku tamit Njool Sikkim. muy album boo xam ne bëri na ci ay tubes yoo xam ne artistes yu bëri reprendre nañ ko ci. bokk na ci doomam bu góor boobee di Wally Seck. tout à fait Njool Sikkim doon na loo xamante ni itam Ibou. kenn dootu ko fàtte clip na ko itam su ma juumul mu nekk way woo xamante ni itam ba mu génnee def na feu et flamme ci li nga xam ne rek moom moo di musique sénégalaise fii la nga xam ne fi lañ nekk bokkoon na ci son yi nga xam ne itam. dañ ko daan gën a dégg ci li nga xam ne rek moom moo di rajo yi moom Njool Sikkim télé itam daal doon teg clip yi nga xam ne génnee na ko ci waaye itam occupé woon na place bu mag ci li nga xam ne moom moo di wàllu musique Ibou Diouf sànq maa ngi dégg léegi nga koy wax waaye bu ñu xoolee ku mel ni Thione Seck itam li nga xam ne moom moo di musique nga baal ma bokk na ci li nga xam ne rek moom moo yàq li nga xam ne rek moom moo di njàngam doomu Gueule Tapée boobee nag ku nekk xam na ne am na fa jaar-jaar woo xamante nii nag bu am solo la jaar ci groupe yu bëri fu ci mel ni Baobab laata Baobab itam jaar na fa nga xam ne rek moom moo di groupe bi di groupe Dakar waa bii di Star Band yaa ngi koy wax sànq mu di juddoo itam ci kër ngéwél woo xamante ni yaay ji ak papa ji yëpp doon géwél mu juddu ñetteel leen bay ci waaram ba it mu jeewul li nga xam ne rek moom moo di puso bi Ibou Diouf. jërëjëf Cheikh ñu dem fekkiwaat suñu naataango Aboubacar Cissokho nekk journaliste culturel foofee ci agence de presse bu Sénégal Aboubacar Cissokho gannaaw ba ma la nuyoo jaale la ki nga xamante ne moo fi bàyyi ko tey ana lan nga ñu mën a baaxee ci ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck. waaw jërëjëf Ibou gannaaw ba ma jaalee Sénégal yëpp ci tiis bi dal réew mi tey Thione Seck ndax ndaanaan bu mag moo fi bàyyi ko tey du ma wax lu bari ci parce que ñu ma jiitu wax nañ ñu bari ki seetaan wax na Alioune Diop sama mag wax na li ma ci mën a jàpp rek mooy ñeent fukki at a ngi nii Thione Seck mi ngi ci art bi ci musique mi ngi ci biir di bay waaram liñ ci mën a jàpp mooy ci benn tradition la inscrire woon liggéeyam mooy ni ci famille géwél la jóge nga xam ni seen taxawaay mooy wax ci suñu cosaan yéen nit ñi wax leen seen taarix seen cosaan ak seen i aada teg leen ci yoon bu baax te loolu bay na ci waaram beneen aspect bi mooy tradition boobu ci la Ndiaga Mbaye nekkoon ci la Laye Mboup nekkoon ci la ñeneen ñu bëri ñoo xam ne jaar nañ Sorano wala jaaruñu Sorano ci lañ nekkoon donc Thione Seck fa la tegoon tànkam beneen bi mooy ñu bëri jàpp nañ ni tey te man defe naa ci ñooñ laa bokk ci ñi ñuy wax parolier ñoo xam ne li ñuy bind ci texte yéen ci ñu gën a mag la bokk wala moom moo ci gën a mag bi ñu defee bi ñu ci ñeent fukki at yi ñu génn wala ci juróom fukki at yi ñu génn loolu tamit lu am solo la te teg ci noonu lu tubaab di wax dose spirituelle daf ko amoon ci woyam maanaam loo xam ni dafa sukkandiku ci gëm gi mu gëm yàlla jullit bu mu doon di ci yenn ñi di wax waaye waxam la waaye daf ko tegoon foo xam ni waxu yàlla la tamit waxu lislaam la foo xam ni yee ci nit ñi ba nit ñi mën cee gis seen bopp ñëpp ñu mën koo bokk loolu nag boo xoolee ci ndaanaan yi Sénégal am ci musique Thione Seck ci ñu gën a mag la bokk moo tax tey tiis bi ñëpp a koy yéeg ni ñu ko yéegee metti na nit ñi bari waaye li ñu telloo
borom bi dañ koy sant rek dañ koy sant yàlla ci li ñu jox Thione ak Thione li mu ñu defal li mu ñu dëggal li mu ñuy yee wax ni loo xam ni daf ñuy gindi ci àdduna bi. jërëjëf Aboubacar Demba Cissokho nekk journaliste culturel foofee ci agence bu presse bu Sénégal Cheikh damay dëggal li nga xamante ne moom la wax ku woyof la woon bokk na ci artistes yi nga xamante ne saa yoo mosee yëkkati téléphone am woo ko duñ ko jot mu wax la li nga xamante ne noonu la gisee mbir yi lu mën di xew nag maa ngi doon discuter léegi ak Malang suñu grand bu nekk fii ci télé bi ñuy xamal ne moom ku daan faral dem këram ngir firndeel li Aboubacar Cissokho wax ku jullite la woon nee na boo fa mosaa ñëw bu la gisee nga toog ñaari waxtu yoo xam ne daal gisula nga julli dina la woo laaj la lan moo xew ak lan moo waral sa taxawaay loolu rek di firndeel taxawaay bi nga xam ne amoon na ko gannaaw musique bi nga xam ne jotoon nañ ko xam mais nag dañuy fàttali ne tamit Thione Seck buñ ko wax xëy na doomu Sénégal la waaye am na tamit taxawaay bu mu amoon biti réew du ñu ndeke ko bokk daanaka patrimoine mondial la woon ndax musique bu mu doon def dem na fi France Ibou laata carrière am di gën a bëri ci réew bu Sénégal laata mu koy gën a dëggal dem na fi réew bu France daal di dellu si waat sànq yaa ngi wax itam ci koo xamante ni waruwaayu jullit rek la def ndax itam koo xamante ni jullit la nga judd doon jullit sa waajur wu góor di jullit sa waajur wu jigéen di jullit foog naa ne lépp loo mën a def ci àddina war nga ko mën a booleeg li nga xam ne moom moo di li nga xam ne suñu borom moom la santaane di jàpp julleeg woor ak yeneen yi ni xeetoo yaa ngi wax ne ku ko fonkoon la mu doon loo xamante ni itam bokk na ci li nga xam ne ay mandargay jullit la foog naa ne la nga xam ne jëf na ko fi ci lu baax ak itam lépp loo xamante ni bokkoon na ci digley suñu borom subhaanahu wa taala mu ko fi doon def itam ñu ñaan rek suñu borom loolee daal di koy fekk ca këram gu mujj fa nga xam ne rek tey ji fa la nekk muy ca Barzak. amiin Cheikh ñu dellu rek ci këru ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck jamono ji ñuy wax ak yéen gannaaw journaliste yi am nay mbokkam di jàmmee ak xarit yu nga xam ne ñu ngi fa rek ngir masawu famille bi masawu ñëpp ci tiis bi nga xamante ne moo dal ci Sénégal dañu dem rek foofu fekk fa nag Amadou Diagne moom nag ñu gën ko xam ci FOGECA sëñ bi Diagne gannaaw ba ma luy nuyoo jaale la ki nga xamante ne moo fi bàyyeekoo tey yow yaa ngi jamono ji may wax ak yéen ca kër ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck lan nga ñu mën a baaxee ci diggante bi wala relation bi nga xam ne amoon na seen diggante yéen ñaar. waaw Ibrahima jërëjëf maa ngi koy jàll waa Sénégal yëpp di ko jàll waa Afrique di ko jàll àdduna mais Thione moom li ñu mën a wax ci moom lu bëree bëri la ndax nit ku baax la woon ni nga ko waxee léegi nit ku am diine la woon nit ku bëgg Serigne Touba la woon. ci ay relation ak doomu aadama yi tamit nit la koo xamante ni daal doo seq ak moom mukk ba jéppi ko maa ngi lay nettali que yow war nga ci xam dara parce que yàgg nga suivre FOGECA ça fait 14 ans yoo xam ni ñuy def gala FOGECA au Sénégal 14 ans yoo xam ni Thione moo koy tëgg te 14 ans yëpp toog na ci biir scène bi ni fekk maa ngi dund FOGECA Amadou man yow la yow man la kon kooku wan na affection bi nga xam ni moom la amoon ci sunu organisation. pour wax la mbaaxu nit ki dinaa la jox 2 exemples année bi ñu njëkk a def FOGECA en 2007 di ko tëgg ci benn hôtel de la Place dañu dem jël benn chanteur sunu benn papa bu ñuy wax Samba Jabare Samb ñu andi ko ba pare ci sponsor yi répondre ñu war ko fay 250 000 francs amuñu 250 000 ci biir soirée bi Thione mu ni bàyyil ma yónnee sama kër jox leen 250 000. te moom waxaguñu ay waxam de moom fayaguñ ko waaye moom xalaat na déjà dem jëli 250 000 ñëw jox ñu fay pour kenn bañ ñoo xamal dara benn chaîne de la télévision aussi war a def direct ñu ameel ko 800 000 ñu bëgg a bàyyi direct bi Thione ni ba tey xaaral ma yónnee ci jaaga yónnee indi 800 000 francs ñu mottali daal di koy fay mu ne yéen nag da ngeen may bindal ay chèque rek bu gala bi passé saa bu ngeen amee xaalis ngeen fay ma kooku mooy Thione Seck nit la koo xam ne ci suñu biir organisation bi daan na fekk ay nit ñu am problème mu arrangé leen ci lu kenn dul yëkk dana la woo wax la li mu lay wax woo ma man mii di président bi wax ma li may wax fexe ba ñu dajee këram mu jox mu ñu ay conseil jubóole ñu àndaat dem kooku mooy Thione Seck. Thione Seck suba ba léegi ñu ngi may woo partout Koffi Olomide woo na ma léegi Fally Ipupa woo na ma Africa 24 Babilas woo na ma koo wax mu ni la
Thione Seck lañ yëg ni dafa gaañu mais gëmuñu ko dañ ni Fojeka buñ ko woowee dinañ ci xam dara kon nag nit ku baax dem na nit ku amoon dignité dem na dafa daan wax Waly ñii am na ñoo xam ni samay nit lañu bul waxaatee ak ñoom bu ñu ñëwee rek mbaa ñu jaar ci man lu ñu la wax rek xamal ni man maa leen ko wax te dee ma leen xoole loolu la Thione daan def c'est une grosse perte nag pour le Sénégal parce que nit ñi xam naa ni sax xam nañ ko parce que taalif na woy na wax na booy dégluwaat léegi ay woyam maa ngi gis léegi ngeen di teg ay woyam mais boo dégluwaatee ay woyam ci ngay doog a xam kan mooy Thione Seck en tout cas li ñuy ñaan yàlla kër gi nag li ko attesté mooy réew mi moom loo liggéey rek loolu lañ lay fay fii moom kenn xaju fii kenn xajul Ouest Foire àdduna rek moo fi daje muy yenn journalistes yi muy nattangoom yi muy sénégalais yi di xaritam yi di àndandoom yi di soppeem yi ñu ngi fees del parce que ku kenn bëggul ñu nettali la bisu Thione Seck bi kon nag ñu ngi ñaan ci barke sëñ Sonia bu Mbacke yàlla na ko yàlla yërëm yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe ci barke sëriñam sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Abdou Khadre yàlla na ko sëñ Touba aw en tout cas daal Ibrahima c'est une très grosse porte ñu la koy jaal yow tamit Amadou Diagne ñu gën ko ràññee ci Fojeka mu ci taxawaay bu mucc ayib. Cheikh balaa ma lay kii ñu ngi may xamal ne jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada fii ci réew mi di ministre Abdoulaye Diop mu ngi ci bu mu jokkoo bi dama lay bàyyi rek nga introduire ko dalal ko. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre. maa ngi leen di fay. di la masaw waaye itam di la jaal ki nga xam ne moom moo fi dëddoo di Thione Ballago Seck. jërëjëf. maa ngi leen di jaal yéen tam yéen yëpp. maa ngi tey ak sentiment bu tristesse la jot nouvelle bi. boo xam ne si musique sénégalaise tey mënoo ko wax si histoire sànq nga wax Thione Ballago Seck. Thione nag nit koo xam ne la moo tax may profité ma koy jaal ñëpp dada mbokk mi waa kër mi waa Ramdan ma jaal tam artistes yëpp musiciens yëpp ma leen di yettal jaal président de la république ak gouvernement bi yëpp Thione nit koo xam ne la ku am humour la ndax maa ngi fàttaliku bu yàggul tax si Covid bi ma demoon visité ko damu joxoon ma facture am moom daf ma joxoon facture am si biir humour pour wan ma ne seen jafe-jafe ñu nekkoon si à cause Covid bi loolu nit yi interprété ñoo luñ ko interprété ak moom lu mu doon def si loolu du benn ak lu muy mun a def rek wax rek mooy ñu yàlla na ko yàlla yërëm yàlla sàmm njabootam yi en tout cas balaa may jóge Casamance ma ñëw jaale ko ak suñu mbokk yëpp. amiin jërëjëf mu nekkoon ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu caada fii ci réew bu Sénégal Ibou xanaa rek ma dolli ci li nga xam ne moom la Amadou Fojeka wax di kàddu yi nga xam ne biral na ko jëmale ko ci jëmm ji nga xam ne moom moo ñu dëddoo file doon naa dégg ma ko doon wax ne que ne maamam Samba Jabare Samb moom moo doon faral di ko wax mu ni que nit ki ci askan woo mën a xeetoo rawatina askanu géwél tey jii xam nga ñoom par exemple tey jii li ñuy wax seen géer xewle ñu dem ci xew ba waxal ko li nga xam ne moom moo di lu baax maamam fa mu jaar ak yéen yu ñuy xeetoo muy wax ne que ne nit ki ñu am ku ñu jël acca ñu jël ministre bi mu ngi ci ligne bi ci côté œuvre parce que léegi bi may tàmbali maa ngi ko doon wax bu ñu nee artiste wala kilifa bu ràññeeku dañu naan souvent ci tubaab la vie et l'œuvre de l'homme maanaam li mu jotu dund ak jaar-jaaram ba tax na ministre bi à ta suite dama koy interpeller rek ci li nga xam ne loolu la gën a jàpp ci li nga xam ne Thione Ballago Seck bàyyi na ko fii ci wàllu ndono rawatina ci musique bi mu doon def. lu mu bëgg a wax ne mooy l'un des plus grands paroliers foog naa la ñu perte tey. te boo xam ne soo xoolee intensité message am nga xam ne profondeur am si woyam yi nga xam ne ceeb ñëpp la doon yee yëpp la doon quoi loolu daal la ñu gën a jàpp si moom. waaw ministre monsieur le ministre. bu mu juumul xam naa ne waru leen sorante ci at bi nga xamante ne Thione Ballago Seck mu ngi tàmbale ci liggéeyam doore ko dans les années 80. témoin nga ci wàllu musique xamoon ko tamit musique bi tey ban époque moo la gën a marqué ci jaar-jaaru ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck. ñun yëpp màggee nañu ak musique bu Thione surtout moment bu muy woy benn Maacu. moom fi bu gënoon populaire la foo daa moo nekk top 10 temps yooyu lu ma ko xam tam mooy li may gën a fàttaliku si moom mooy encore une fois maa koy wax mooy humour bu mu am
woyofant bu muy am ak sagesse bu mu am ndax nit ku baax la moo tax man daal koy jaale mbokk mi yëpp ñu koy jaale ñëpp yàlla nañ ko yàlla yërëm xare ko àjjana. alors amiin monsieur le ministre donc yow tamit ñu ngi la koy jaal di ko jaal képp koo xamante ne acteur culturel nga rawatina ñi fetti ci wàllu musique bi wax nga ko léegi Thione Seck c'est une grosse perte waaye laata ñuy wéyal waxtaan bi Cheikh xam naa ak njàppandalu appalaay suñu naataango Mor Talla Gueye dafa am benn genre texte bu ndaw yaakaar naa dinañu may ñu wax ci kilifa googee ci wàllu nasaraan moom envoyé na ma ko xam naa rek dama koy lire parce que moom dafa ne la voix s'est tue, Thione Seck n'est plus, il est décédé à l'hôpital Fann. Thione Seck a été propulsé au devant de la scène musicale sénégalaise dans les années 80. C'est l'âge d'or du mbalax. Thione Seck a fait des chants sénégalais. Thione Ballago Seck a des admirateurs à travers le Sénégal. Sa voix mélodieuse a su rester fidèle. Sa musique plus ancrée dans les valeurs ancestrales des griots. Thione Seck est mort, l'une des plus belles voix de la musique sénégalaise qui disparaît. Dans le milieu musical, Thione a un héritier qui fait figure de proue. Lui, le père de Wally Ballago Seck, nouveau chouchou des Sénégalais et des Sénégalaises. Il draine à lui seul les foules, à la jeunesse également derrière lui. Son prochain projet était pourtant en tant que producteur qu'il avait décidé de le mener. Il prévoyait de produire pas moins de 1000 CD, réunissant des chanteurs venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Les premiers volumes devaient être sortis au mois de juillet prochain. Rien qu'au Sénégal, plus de 352 voix sont déjà représentées et le seront bientôt annoncées. Il faisait partie des plus grands noms de la musique sénégalaise, à l'image de Youssou Ndour, Ismaël Lo, Coumba Gawlo Seck, Baba Maal entre autres. Cheikh mu doon témoignage boo xamante ne lu am solo bu ñu Mor Talla Gueye nekk fii ci groupe Futurs Médias laay wax sax moo ñu ko yónnee. dafa am solo Ibou ndax itam ku ne musique sénégalaise tey jii mënoo ci génne ki nga xam ne moom moo di Thione Ballago Seck c'est-à-dire dafa bokk ci ñi nga xam ne ay cëslaay lañ ci wàllu musique fii ci réew bu Sénégal sànq ma dabu rek ci li nga xam ne Amadou Diagne Foseka bi nga ko doon wax maa ngi dégg benn interview Thione Seck mu doon wax ne que ne lu ni mel itam daan na ko dégg ci ki nga xam ne moom moo di Samba Jabare Samb maanaam nit ki ci xeet woo mën a bokk rek tey jii rawatina ñoom ci xeet bi nga xam ne moom la ñu bokkoon mu di ñu di ay géwél yoo xamante ni tey ay géwél yu noble tamit mu ne que ne bu la nit may ba pare jéppi la yaa ngi dégg Amadou Diagne Foseka ne tey jii daan na fekk tey ñu war a def seen ay mbir moom mu ficc ci koppari boppam def ci ndax itam loolu moom mooy taxawaayu ki nga xam ne moom moo di géwél loolu la war a def ci ñi nga xam ne tey jii ñoom la war a séqal li nga xam ne rek moom lay def Ibou bu weesoo li nga xam ne jàpp ak julli yi nga xam ne saxoo woon na ko. Cheikh loolu mën naa confirmer li nga wax pour ne ndono la parce que bi ñu defee tuuti ay recherche ñu ngi xamal ne maamam bu góor maanaam ki nga xamante ne moo jur waajuram bokk na ci waaw ñi doon taxaw Lat Joor Ngoone Laatiir Jóob ci ay jamono xam nga taxawaay bu géwél amoon jamono jooj dafa am solo boo ko doon bàkk ci li nga xam ne projet la woon mu sumb ko ngir jàmmaarloog colonisateur bi tubaab bi jamono jooju bëggoon noot askanu der bu ñuul waaye ñu ngi may xamal ne suñu naataango Pape Balla Gaye bu RFM mu ngi ci bu mu jokkoo bi moom nag jamono ji mu ngi ci makkaanu ki fi bàyyeekoo tey Pape Balla gannaaw ba ma la nuyoo lan la ñu mën a jàpp ci ambiance bi nga xamante ne ñu ngi koy dund fu jamono ji. waaw Ibou maa ngi lay nuyu comme ni nga ko waxee rek fii ci kër Thione Seck daanaka ku fi sànni mbattu mu tàkk comme ni koy faral di waxee ndax nekk na fi nga xamante ne daanaka ñi fi ñëpp tiis ak naqar la ñuy dund jamono ji. gannaaw dund ko àdduna ci Thione Seck. su mu toll nii xëy na ñu ngi xaarandi ku ci mel ne Wally ak njaboot gi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fële ci hôpital waaye kër gi fii jigéen ñi ay jegeñaale ay mbokk ñëpp ñëw nañu ngir daal di masawu wala naqarlu tiis yi nga xamante ne moom moo dal ci seen kaw ci témoignage yi nga xamante ne jot nañu ko fee taataan sànq ba léegi bokk na ci Serigne Mbacke Ndiaye ak koo xamante ni moom itam ku jege la nekkoon koo xamante ne mu ngi dox moom ci projet yi nga xamante ne moom la nasoon ak li ñu naan CEDEAO en cœur loolee lépp nag mu doon loo xamante ne xëy na ñoom jàpp nañu ne dafay doon loo xamante ne xëy na nasax na waaye
am nañ yaakaar ci ku ci mel ne kii di Wally Ballago Seck ngir ndono googu mu daal di koy daal di mën a wëyal def comme na nga xamante ne noonu la ko waajuram bu góor taxawee woon donte nag ñàkk nañu tey ji ku mag koo xamante ne moom la ñuy woowee le parolier de la musique sénégalaise mu doon loo xamante ne vraiment ñëpp ñi fi nekk naqarlu nañu lu mel noonu. Thione Ballago Seck tey dëddu amoon lu tolloog nag juróom-benn fukki at ak juróom-benn Ibou mu doon nag loo xam ne tiis ak naqar la ci réewum Sénégal rawatina ci askanug musique aada ak cosaan ku ci mel ne Ousmane Gange moom itam teewoon na fi ak ñeneen ak ñeneen léeg-léeg sax artistes yi dañuy faral di ñëw xëy na bu ñu fekkee ne njaboot gi nekk gu ñu fi ñu jëm a dem fële ca hôpital Fann waaye ñëpp fii la ñu fas yéene daje si ngir daal di mën a daal di ànd ak njaboot gi naqar gi nga xamante ne moo dal ci seen kaw tey ji Ibou Diouf. waaw bu dee rek am na ci ñooñee kilifa bu la jege bu fekkente ne tamit liggéey bi parce que dañuy fàttali ne yaa ngi fi teewal rajo Futur Média bu fekkente ne liggéey bi xaw la tënk bu ñu mënee jegeel kenn ci kilifa yu nga xam ne teew na fi tey ngir masawu Sénégal laay wax rek nga baaxee ñu ko tuuti ci témoignage bu dee mën na jàppandi. waaw sëñ bi ñaa ngi nii moom nag moom bokk na ci ñi mu doon àndal doon liggéey ci projet yi nga xamante ne moom mooy CEDEAO en fait. ñu ngi lay fay nga fàttali ñu tur bi rek. Sidi Mokhtar Dieng ñu may woowee Béri Sidi. nga bokk nga ci ñi doon liggéey ak Thione Seck ci projet yi nga xam ne nasoon na ko ci wàllu musique ci Sénégal rawatina bi ci réew tey jii mu doon koo xam ne dëddu na lan nga ñu mën a wax ci moom ci ay seede. non nit ku loyal en fait une légende xam nga bu nekkoon tey jii en Europe décrété nañ deuil national bi yàgg mais bu nekkoon en Europe suñu toll nii lii yëpp waxatuñu parce que ki dem la gis nga projet xamuñu ñun sénégalais xamuñu ampleur en plus que sànq daa am ku ma woowee Espagne Julia Ballago ci projet bi la bokk ci espagnol kooku dafa dem ba dafa ne Julia Ballago la tudd Thione Seck mooy papa parce que yu bëri li ñuy jot a seeg lu bëri ni mu doxalee ak moom une personne inspirée moo composé boppam kenn mu ko composé mooy bindal boppam kenn mu ko bindal sur le plan musical mooy woo bassiste bi na ko defal ma lii claviste bi na ko defal ma lii batteur bi na ko defal ma lii percussionniste bi mu ne ko defal ma lii bu pare mooy bindal boppam et il écrivait dans toutes les conditions day toog bind toog yenn saa yi nga fekk ko ci ginnaaw këram bi fii mu toog di bind waaw donc boo xoolee aussi ces textes sont si riches que mënoo ko parce que donc ci fan lay jëlee inspiration bàyyi na fi nag album boo xam ne génnagul boo xam ne chef religieux la ci wax ak plein d'autres choses y a vraiment un répertoire très riche boo xamante ne mi ngi mu yor mi ngi gars yi yor mais man ce que je dis de sa personne mooy vraiment c'est une personne une légende sans étaler vraiment. jërëjëf Papa maa ngi lay nuyu yaa ngi nekk en direct ci télévision Futur Média ñu bëggoon rek nga sànni tuuti kaddu ci ki nga xamante ne moom moo fi di tey di Thione Seck lan nga ñu mën a wax ci moom. mën a wax moom bari na Thione ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana te yéex man sama xol dafa fees parce que partout dans le monde ñu ngi may woowee ni ma ton ami yi parti ñooñu ñoo ma yee ma jóg ñëw fii toog këram yàlla na ko yàlla xare àjjana te yéex nit ko baax dem na un bibliothèque lu mel ni Thione Seck moo fi jóge Sénégal am nañu deuil national yàlla na ko yàlla xare àjjana te yéex maa ngi tudd Blé Mbaye Thione suma xarit la sama doomu ndey la yàlla ko yàlla xare àjjana daal xol yi dafa fees jërëjëf. waaw kon Ibou allo Ibou. waaw Pape Balla maa ngi lay dégg. comme ni nga ko déggee noonu yenn ci ay kàddu yi nga xamante ne ku ci mel ne Blé Mbaye yëkkati na ko keneen tamit nekk ku ko jege lool doon liggéey ak moom ci album yi mi doon waajal yëpp. féete
waaye lépp li ñu mën a jàpp mooy seet yëpp benn la nekkoon koo xamante ne ku ñëpp nawloo la. jëkk askanam waaye tamit ay mbokkam tamit ñi nga xamante ne ñooy ay dëkkandoo sànq ba léegi ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko doon jot taataan. bari na ci ñoo xam ne ñu dëkkandoo ak moom la ñuy xam ne dafa nekkoon koo xamante ne bari na ñu ko doon xaar ci buntu këram. mu leen di dimbali ci wàllum social ci yeneen fànn yoo xamante ne vraiment. ñoom ñi dëkk ak moom rafetlu nañu ko tey jile mu doon loo xamante ne daanaka comme ni ñu ko mën a waxee rek kaddu gi yëpp benn la xanaa ma jegee kii di Abou Toubalo moom mu ngi nii di doog génn ci kër gi mu jéem a sànni tuuti kaddu ci ki nga xamante ne moom mooy Thione Seck Abou Toubalo maa ngi lay nuyu. yaa ngi en direct ci TFM tey jii lan nga mën a wax ci ki tëdd bi tey di Thione Ballago Seck. mais jaaxle rek jaaxle ak wax dëgg yàlla ñëw xam rek. ñëw ci loo xamante ni lu ma war a ñëw la tamit lu ma bett la parce que Thione Seck doon la koo xamante ni yàlla mooy na ko ci dëkk bi lu mu mayal ñu bari parce que ni koo xamante ni bi mu dooree di woy ba léegi ñun bi ñu xàmmee ba léegi dañuy judd rek Papa Thione loolu lu ko yàlla jagleel la beneen bi muy woykat boo xamante ni yàlla dimbali na ko mooy woykat bi nga xamante ni Sénégal ba mu daj ak li Sénégalais yi bari mel ni Thione Seck rek ngay dégg ñu naan làmminam dafa saf alxuraan nit koo xamante ni min na di way di wax alxuraan min na di dajale xale yi di leen yedd ba wane na ko ci demam gii parce que imagine toi def loo xam ne kenn mësu koo def ci musique Sénégal ba pare wëlbatiku woo xale yëpp woo say morom woo ñëpp woo ñi nga xamante ni sax kenn mësu leen xam ci àdduna nga wooy loolu leen pour nit ñi xam leen ba pare ne xaalis boo ci am di nga ko sédd ak ñoom ndax da ngay ànd ak ay musiciens fay studio fay lépp defar lépp ñëw ne képp koo xamante ni ñax nga ci def nga ci sa ñax boo paree man Thione Seck maa ngi leen sédd nga am ci 25% kon kooku li mu def noonu nit la boo xam ne kenn du ko fàtte may xamante ni Sénégalais yi ñàkk nañ koo xamante ni barki yonent yàlla Mohamed ñàkk nañ ku rëy xam nga Sénégal moom bala ñu laa xam rek il faut nga dëdd mais heureusement ba yàlla dimbali nañu ñun mosuñoo wax ci moom lu ñaaw te doon nañ koo xamante ni yàgg déglu waaw mais demu Thione Seck bett na Sénégal yëpp ñëpp la bett parce que imagine toi am na ay projet yoo xam ne dañ ko naw man ak moom ak samay morom man ma defagum ñaari morceau laa defagum ak moom fii laa ko defee ci kër gi boobu dese ma benn bi ma desee benn ci laa ñëwee ne ko dese na ma benn dem na sax ba fàtte ni dese naa benn ci la ma woowee benn journée il faut ñu clip benn bi ci laa ñëwee ñu clip biñ clipee yàggul dara fan yii passé la ma woowaat téléphone di ma laaj ne ma yow amu ñaata morceau nga woowee ko xam nga mu doon koo xamante ni yàlla rek ma tiim billahi Thione Seck mooy artiste bu mag boo xamante ni Sénégal même nu moom ngay woo rek mu décroché téléphone am billahi wallahi wal kitaabi tey jii ndonom ŋàññu ma benn artiste nag fii grand yi ñoom ñëpp a baax mais billahi même nu moom ngay woo téléphone rek mu jël la ba ci ñun ndaw yi nii des fois dañuy woo sax ñuy bañ lo yaa ngi dégg may wax rek na ñëpp roy ci moom te saa su ne mooy li may wax man samay wax boo xoolee samay wax depuis 2009 ba léegi di laay wax na artiste booloo ndax am na ñoo xamante ni tey pour nga génn àdduna ñu ñëw sa dëj leen di diis ndax bu ñëwee am na benn bët bu ñu leen di xoolee te loolu yàlla nañu ci yàlla musal mais Thione Seck doon na koo xamante ni ci ay woyam boo ko dégloo rek wax dëgg yàlla mel na ni jaale nga ko parce que da lay delloo ci yàlla te ki lay delloo ci yàlla daal amul morom comprendre nga. tey jii jot nga liggéey ak moom am na lu ngeen nasoon waaye yàlla mujjul nangu loolee antu mais tey ndonoom li nu ngeen ko fas yéene gàddoo yéen. non man def naa 2 morceaux parce que ku nekk ñetti morceaux yee man def naa 2 bi ma defee 2 dafa ma defee benn ci biir benn bi nag moom da koy fàtte sax des fois mais woo na ma ci diggante ba def ma ko clip bi génnagul te li ma ci gën a marqué muy maanaam ñi ci bokk ñëpp ñi ci bari ñooy ñëw maanaam pare pour clip mais man moom moo ma wool boppam ne ma xoole yëre yi nga bëgg sol billahi wallahi wal kitaabi kay mën naa ko seede moo boole ma ak online Tidiane ne ma comme waaye dafa tukki demal ci Tidiane nga xool li nga bëgg sol imagine toi yëre artiste day seer fere boo fa demee di jël damay jël ne ko ma mu ne ma jëlal li nga bëgg jël ay Thione Seck daal wax dëgg yàlla muy baale yàlla na ko yàlla jéggal kullu lu mu mës a def ci amiin ko Sénégal yëpp ñaanal allahumma amiin bu ko kenn fàtte jërëjëf Pape Balla bàyyi yàlla yàlla taxaw allahumma amiin parce que tamit bon exemple bi mu joxe ci àdduna tax na doomam di ko rey muy Wally du taw Thione Seck Wally am nay mag
mais boo xoolee actuellement nii nekk na nit koo xamante ni mi ngi mel ni moom moo mag ñëpp comprendre ñun ndaw ñi ak ay moroomu baayam ñëpp lay dimbali te Thione Seck dégg naa ci lii la dëkkoon comprendre nga muy nit koo xamante ni ñun waa Pikine daal ñu ngi koy jooy comprendre nga parce que tamit man. jërëjëf Pape Balla jërëjëf liggéey bi rafet na Cheikh dañuy rester ci logique boobu rek yëkkati na ko ki nga xamante ne mooy Abou Diougalo moom tamit bokk ci artistes yi nga xam ne jot na liggéey ak Thione Ballago Seck wax nañ ko léegi ku fonk diineem la woon doon nañ yenn saay ñu dégg muy dugal yenn saay ay xasida ci biir morceau yi nga xam ne doon na ko fent loolu rek di firndeel ne am moom taalibe murit bu farlu la woon. mënuñoo fàtte Bercy yi nga xam ne Youssou Ndour invité woon na ko fa bi muy woy daal di dugal li nga xam ne rek moom moo di ay alxuraan ci biir way wi waaye itam sànq maa ngi dégg Pape Balla mu ne jamono yi kër Thione Seck foofa sànni mbàtt mu daal di takk ankay lu ni mel war naa mën a nekk ndax itam jëmm ji nga xam ne moom moo fi duddoo moom moo toll noonu ndax itam koo xamante ni amal na ab carrière fii ci réew bu Sénégal itam dem ba ji jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di jeune talent yi bu ñu ko mënee dippee noonu ndax itam maa ngi gis Ballago TV su ma juumulee mi ngi ciy invité artistes yi c'est une manière de promouvoir ñi nga xam ne ñoom ñooy doog a dugg ci way wala bokk ñi nga xam ne dugg nañ ci ba pare askan wi gën leen a mën a xam loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne rek moom moo di Ibou jàppale ki nga xam ne moom moo di sa naataango la daal di wan yoon ki nga xam ne jiitu nga ko ci aw néeg daal di koy wax fii ak fii nga war a mën a teg sa tànk fii ak fii nga war a mën a jaar fii ak fii nga war a mën a waye du Abou Diougalo dong tey jii itam booy xool ku ci mel ni Daba Sey benn jour dégg naa ko moom itam ci benn interview muy wax jàppale wi nga xam ne Thione Seck daal dina koy jàppale bu ñu fàttaliku Morsa Diaga mu mel ni Daba Sey moom moo def li nga xam ne moom moo di kër yi ndax itam liggéey wi nga xam ne mi ngi ko doon def rek ku mu sentir ne war nga cee mën a indi li nga xam ne rek moom moo di sa touche Thione Seck daal na noonu la woo nga daal di def lu ni mel Ibou Diouf. waaw loolu yaa ngi wax léegi Ballago TV loolu la mu koy firndeel parce que yenn saa yi doon naa ci dugg xool ni nga xam ne noonu lay fas yéene di liggéeyee. mu doon loo xam ne du woon artistes yi daanaka parce que am na ñoo xam ne sax dañ leen ràññee ci wàllu musique comédie. da leen doon dalal moom nee na saa su nekk li mu si doon jublu. mooy boo yokk seen public. parce que boo xoolee rek ak média yu bees yooyu tamit Alassane. ñu ngi may xamal ne jamono ji Fadel tamit suñu naataango la suñu mag la boo xamante ne jot na xaatim ab téere jagleel ko ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck donc Fadel Lo bokk na ci ñi nga xam ne liggéey nañu ak Thione Ballago Seck xam na ko bu baax a baax waaw Fadel gannaaw ba ma la nuyoo jaale la ki nga xam ne moo fi bàyyi ko tey Anna lan nga ñu mën a wax ci kilifa boobee laata ñuy dugg rek ci livre bi nga xam ne jotoon nga ko jagleel. waa jërëjëf maa ngi leen di jaale yéen itam. li ma mun a wax mooy Sénégal ñàkk nañ baobab daanu na waaw guy gu rëy daanu na tey wax dëgg yàlla borom xalaat bu rafet taalifkat bu mag génn na tey àdduna maa ngi koy jaale Sénégal bi yëpp daal allo. maa ngi lay dégg Fadel ñu gis ne rek am na ab téere boo xaatimoon jagleel ko ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck ndax mën nga ci ñëwaat lan moo la ci dugaloon ak lan nga ci jotoon dëxëñ. waaw xam nga man sama liggéey journaliste moo tax ma xam ko. bi may def thèse communication moom laa jëloon bi recherche yi nag tax ma déglu presque li mu woy yëpp plus de 100 morceaux. bi may déglu nag laa rendre compte ni wax dëgg yàlla mu ngi doon wax ak askan wi. te bindin mi selloon na rafetoon na te damay dégg toujours ñu naan bindkat bu mag la taalifkat bu mag la ma ni comme lii ma jot a jàng taataan ko dama ko bëgg a partager ak sénégalais yëpp wan leen ni effectivement Thione Seck parolier bu mag la moo taxoon ma tuddee livre bi parole de Thione Seck un poète inspiré et prolifique waaw loolu taxoon ma génn ko daal pour partager loolu ñu ko doon jiiñ ma partager ko ak sénégalais yëpp waaw loolu taxoon ma génne livre allo. Fadel ba ne sa ouvrage boobu ñu ngi koy rafetlu di la ci féliciter au passage bokk na ci vraiment liggéey yi nga xam ne jot nañ ko def ci kilifa boobee wante daf ñuy may nga ñëwaat rek ci dimension li nga xamante ne moo aju woon ci le message parce que texte bu ñuy wax musique tamit texte bi la njàngale mi
souvent doon nañ ko dégg ci ndem si yàlla Ndiaga Mbaye mu naan wéy bu diglewul yeetewul ay naxaate la côté boobu yow lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne moom nga jàpp ci texte yi nga xam ne moom lañ doon faral di dégg ci morceau Thione Seck gannaaw rythme bi tamit. waaw son yaakaar naa comme ni nga ko waxee moom moo waxoon ni ci morceau bi ñuy wax yéen ci la doon wax ni way diglewul birlewul yeetewul dootul way ay naxaate la te moom dundam yëpp loolu la def waaw yu daan bind rek mu ngi wax ak askan wi mu ngi wax ak ci am mu ngi wax ak ci ñàkk fàttali ni àdduna kenn dëkku fi way na ko bataay ni demal maa ngi ñëwaat way na ko way na lu nekk daal moom daal xam naa ni askan wi yitteeloon na ko torop te ku mënul seetlu askan wi la parce que wayam yëpp génnul waxtaan wayam yëpp nit ñi la doon waxal doomu aadama yi la doon waxal way na ci diine way na ci mbëggeel way na ci nekk ni aadama way na ci am way na ci ñàkk way na ci lu nekk loo xalaat ci àdduna rek Thione way na ko effectivement bu xamoon ni way day yeete la moom wayam yëpp dafa yeete amul benn way boo xam ni bii rek mun nga ko déglu te doo ci dégg benn wala ñaari kàddu yu lay jëriñ déedéet moom doon na def attention bu baax a baax ci li muy bind waaw loolu moom vraiment mun nañ ko feeseel daal. Fadel du ñàkk rek ci œuvre bu am solo boobu fii ak fan yi di ñëw ñu dalal la ci plateau bi nga mën ci yaatal parce que defe naa jamono ji donte soxla woon nañ xam ki nga xam ne moo fi bàyyeekoo tey waaye dafa gën a yokku bu ko defee rek ndono bi mu fi bàyyi ñu xool rek nu ñu def ngir sàmm ko bu baax a baax Cheikh balaa ñuy bàyyi Fadel Lo ndax am na loo xam ne rek ba nga ko laaj ci liggéey bi nga xam ne jotoon na ko def jagleel ko Thione Ballago Seck ci li nga xam ne accès wi nga xam ne amoon na ko Abou Thioubalo mi ngi koy wax da nga koy woo téléphone rek mu daal di jël Fadel ndax itam bi ngay amal liggéey boobee nga doon jokkonte ak moom ndax itam jafe woon na. déedéet Thione sama mag la. ndeysaan Thione sama kër yenn si fa añ si fa. ak yaaga te mun naa yaakaar naa ni ñi ko daan defal ci Sénégal bëriwul ndax jotam mayewu ko woon te ku gàttoon tànk la saa ku fekkee rek mu ngi studio wala mu ngi seetaan match football. waaw nit ku oyofoon la nit ku wàcce woon boppam la xamoon na ni ci kenn dëkku fi te mu ngi ko doon sóoraale bu baax waaw nit ku neexoon a jege la man moom aw ma woon sens interdit këram mardi ñoo añandoo vendredi laa fa dem ñu ne ma yóbbu nañ ko hôpital dañ doon déggante tout le temps sama mag la sama xarit la wax dëgg yàlla. waaw Cheikh Fadel gannaaw bañ la nuyoo gannaaw bañ la jaajëfalee rek maa ngi jégalu jàll ki nga xam ne moo fi bàyyee ko tey ñu bàyyi la rek nga wéyal liggéey bi xam naa jamono ji tamit am nga naqar ak tiis ni ko yeneen Sénégalais yëpp amee ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh damay desandi ci foofu bi may tàmbali léegi wax naa ko bokk na ci artistes yi nga xamante ne man saa yu ma mësaa yëkkati sama téléphone woo ko rek jot naa ko mu doon laaj ay avem ci ay questions yu bëri même su mënul def interview sax da la ciy jox position mu doon taxawaay boo xamante ne tamit dañuy firndeel ñu ko wax léegi accessibilité am ak ni mu amee woon partage souvent di jàllale ay xalaatam dañuy wéyal liggéey bi rek Cheikh yaa ngi ko doon wax léegi ci taxawaay bi nga xam ne daan na ko am yenn saay di jëfandikoo li nga xam ne mooy xasida yi wala sax alxuraan ci morceau yi mu doon baaxee public bi rawatina melomaan yi loolu dafa am solo Ibou Diouf muy firndeel ba tey parolier wi nga xam ne moom la doonoon daañu li ñuy déglu ay waayam bari na bokk na ci li mu daan wax ne que ne àdduna ku yokkul ku ne rek yaa wàññi ndax itam nit ki ci loo war a mën a nekk rek war nga cee mën a bay sa waar ba nga xam ne tey ji lépp loo xamante nii tey moom lañ la dénkoon ka nga la ko joxoon tey bu ñëwaatoon doo defaraat sa toogaay daan nañ ko dégg itam mu doon wax nekk ne borom caq day muy borom baatu neen ak itam coow li ci teen bi gars yi amul baak la mu doon ay way yoo xamante nii foog naa ne Ibou donc dégg-dégg bi nga xam ne tey ji moom nga ciy am tey boo déggee borom caq day moytu borom baatu neen tey ji boo creuser dina dem ba jox la nekk ne nit ki tey ji du foo tollu rek ku la tappaas nga war a mën a gestu wala bokk koo jëflanteel ku nekk war a mën a mu mujj laa yay ci li nga xam ne rek moom ngeen séq mu doon ay paroles yoo xamante ni dafa am solo ku nekk ci ligne bi nga jël ko waaw Pape Mayel Thiam di kilifa bu ñu ràññee ci APR nekk foofu ci conseil des collectivités territoriales moom tamit mu ngi ci boomu jokkoo bi ñu jël ko moom ab dëkkandoo la di ab xarit ci ki nga xam ne moo fi bàyyi ko tey sëñ bi Thiam gannaaw bañ la nuyoo ana lañ la ñu mën a jàpp ci diggante ki nga xam ne moo fi bàyyeekoo tey.
waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp yi nekk ci réew mi ak yi nekk diaspora maa ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sénégal ñàkk na poète lay wax Thione dafa nekkoon poète ba pare nekk waykat ñun ñoo bokkoon dëkk Pikine jamono yi ma nekkee tout tànk dafa ndeysaan tàmmoon di jël ci kër yi ndeysaan bu xale ma saan di jooy Thione da ko daan jël teg ci mbagg bi di ko wayal wayu indo fekk jamono yooyu man je devais avoir peut-être ay 6-7 ans bi ko yàlla defee mu nekk un grand chanteur de renommée internationale maa ngi fàttaliku sax taa yi mu yore troubam bi jaral mës na am bés j'étais au Prytanée militaire alors qu'on nous interdisait de sortir la semaine. Je me souviens que j'avais commis une infraction jóge camp ba un mardi soir dox ba stade Victor à Saint-Louis pour seetaan Thione Seck mu nekkoon koo xam ni comme je le dis ay valeur rek ñoo doon inspiré ay wayam Thione way na lu nekk da daan fent nag et je pense que artistes yu bëri war nañu seet ci moom ndax dafa daan fent di ñuy wax créer te da daan créer di sourcé wu ci valeurs yi dafa nekkoon koo xam ni dafa doon contribuer à la construction de l'opinion positive nekkoon na koo xam ni dafa bokkoon ci ñuy formater le véritable homo sénégalensis maa ngi fàttaliku it ndeysaan en 1998 ma yóbbu woon ko Lyon jamono yooyu maa ngi fa yoroon benn restaurant sénégalais bu ñuy wax le Lac Rose pour les Lyonnais ndeysaan ma def ak moom foofu tournée bu am solo keroog Thione Seck a été la star de l'année à Lyon. Beaucoup d'écoles d'artistes de musiciens françaises dañu may fàttaliku dañu doon ñëw di jënd des centaines de billets pour leurs élèves parce que dañu bëggoon xam lan mooy le griot te Thione dafa nekkoon aussi ku doon promouvoir askan boobu muy askanu ngéwël vraiment li ma ci mën a wax bari na mu nekkoon it sama xaritu grand frère paix à son âme Ndiaga Thiam ñoom ñoo màggandoo ñu nekkoon ay coloré Thione way na ko way boo xam ni ba tey saa yu mu ko déggee sama yaram day daw ma koy jaale magam Ablaye Nar Seck bi nga xam ni moom mooy suñu grand frère ñun ñëpp moo ñu yar ma koy jaale sama xarit Mapenda Seck di ko jaale Assane Ndiaye maa ngi koy jaale naturellement Wally Seck ñàkk nañu ponkal le monde de la chanson tey est en deuil ñu ngi ñaan yàlla bu ko yàlla topp benn rëcc-rëcc te it war nañ ci am yaakaar ndax aar bi taxul woon mukk mu dëddu diineem Thione da daan wayal diine Thione daana wayal aada Thione daana wayal cosaan Thione daana wayal kilifa diine yi Thione daana wayal kilifa aada yi Thione c'était vraiment un véritable équilibriste maa ngi koy jaale également sama xarit Youssou Ndour ku fonkoon Thione Seck la ku ko respecté woon la ku bëggoon également wayu Thione Seck la ku ko mënoon a jàppale la également di ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla bu ko yàlla topp benn bàkkaar yàlla na ko yonent bi teeru li mu doon way ci lu baax ba tax nit ñi di soppeeku di doxalin bu baax yàlla na ko suñu borom fay di profiter rek di wax ni que ni ñu ñëpp war nañu seet ci ku mel nii kenn ku ci nekk war nga foo mën a toll sa xel di dem ci bés bu mel nii doo yóbbaale dara liñ fiy bàyyi li mën a fàttaliku mooy loo fi def ci lu baax jëmale ko ci sa njaboot jëmale ko ci askan wi jëmale ko ci say mbokk jëmale ko ci dëkkandoo bi yàlla nañu yàlla xiir ci dundin bu baax di wax lu rafet di ko jëfe ba nga xam ni bés buñ fi jógee ñuy mën di fàttaliku bu baax yu mel ni may dégg ci subaax ngoon ñu koy def ci Thione Seck. Thiam ñu ngi lay jaajëfal yow tamit mi nga xamante ne bokk na daanaka ñiy Thione Ballago Seck yar foofu ca diwaanu Pikine bu ñu nee Pikine tamit dinañ wax diwaanu Thiès daanaka gis nañ
relation bi nga xamante ne Thione Seck amoon na ko ci ville boobu ñu ci profité rek di ko jaal ñoom Papis Touré ñoom Kapi ñoom Thiamas ñooñu nga xamante ne daanaka seen fans club la ñu amoon mës a taxaw ci loo xamante ne rek Thione mu ngi ko doon def waaye daf may rek transition ñu daw seetaanaat benn liggéey boo xam ne Pape Cheikh Diallo nekk fii ci kër gi di animateur bu mag jotoon nag liggéey ak ndem si yàlla gi ñu dem seetaani ko Cheikh ñëwaat ci plateau bi. balaa ñuy tàggoo dama lay laajaat li ma la laaj sànq ba tey ci waxtaan wi dama seetlu Papa Thione bu spirituel jege lool suñu borom lu ñu wax rek yàlla ngay tudd lu ñu wax suñu borom ngay tudd lu tax loolu. boo tudd yàlla koy tudd yàlla da nga fi ne Pape. yàlla rek la. kay du ñàkk xam nga kenn rek la yàlla jox direct. sans intermédiaire mu yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais amul lu nit di am te jaarul ci nit. loxoy suñu borom. nit nag nit mooy garabam. nit tam nit mooy posonam. xam nga di nga gis di nga xam nit. mu indil la dara indil la mbégte bànneex ak jàmm. nga xam nit mu indil la ay yoo xam ne. pare dugal la ci looxoor goo xam ne. doo comprendre. yàlla mi bind nit nag dem toog juróom-ñaari asamaan. xam ne kenn du ko fa fekk. looy wax jullil. mu ngi lay dégg. kooku am ful la. kooku nag gis nga kooku mooy waaja. le reste yëpp. ay kii la ñu rek. waaye dégg naa bu ñëwoon te mu am ñu ko sax catu. ah waaw waaw loolu way naa ko xam nga loolu way naa ko xam nga loolu dama wax ne yàlla bu jekki woon war ñu boppam jaxaran dina am ñu ko catu. dëgg la de waaw mais moo fi ne nag. sant yàlla moo fi ne parce que li yàlla namm ci yow. kenn mënu ci dara. waaw. Ndeysaan yàlla na suuf woyof si kamam Cheikh muy kaddu yu daw yaram kaddu yu dëggu tamit nee na sax boo xoolee taxawaay bi nga xam ne Thione Seck mës na ko am na yenn saay ñu naan bëriwuloon xarit ndax kaddu franchise bu mu amoon te yenn saay ñoom dafa bëri ñoo xamante ne rek booy waxee noonu dañ lay xaw a moytu loolu rek di firndeel taxawaay bi nga xamante ne kilifa bi bàyyeekoo fi tey amoon na ko. loolu weesuwul Ibou nitu valeur gi nga xam ne moom la doonoon ndax itam nit ki ci loo war a mën a yëngu ci àdduna rek foog naa ne dëggal jubal leeral. da ciy am li nga xam ne rek moom moo di yoon bu weesoo loolu itam sànq yaa ngi koy wax mu di Thiès boo ko jaalee Thiès di nga ko jaal waa Diourbel. jaare ko waa Fatick ak yeneen dëkk yoo xamante ni tey jii ñu ngi tut ci tund wi même sax à l'international. loolu rek muy war na ne que ne nit ki looy def lu nekk rek ixsaan da ci am solo. maanaam fexe tey jii rafetal sa diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di nit ñi fexe rafetal sa diggante ak ñi nga xam ne ñoom ngay faral di jëflanteel mi ngi koy wax sànq nit ku nekk loo gis lu nekk rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc moom moo nekk suprême buñ ko mënee waxee noonu tey jii bokk na ci ki nga xam ne war nañ ko mën a sant ci waxtaan wi nga xam ne séq na ko ak Pape Cheikh doon biral lépp loo xamante nii bokk na ci diine di wax di sàbbal yàlla sunu borom itam ci li nga xam ne moom moo di wayam doon na loo xamante nii am na solo bokk na sax ci li nga xam ne moom lañ ko xàmmeewee Ibou. jërëjëf Cheikh ñu profito ci extrait boobu rek ci liggéey bu rafet boobu di ko jàll suñu naataango suñu collègue Pape Cheikh Diallo. di ko jàll tamit waaw dina fi ñëw ci kanam incha allah xam naa bu njëkkatee rek. waaw di ko jàll Bouba Ndour di ko jàll borom kër gi. président Youssou Ndour di ko jàll encore une fois Sénégal yëpp. li ñu gën a jàpp Cheikh wala sax ci lenn loo xam ne jàpp naa ko ci taxawaayu ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck doon na ko faral di wax. ci loo nekk da nga ci war a tarbiyu maanaam jaar-jaar bi da ci am solo te boo xoolee waaw jaar-jaaru ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck nag ci liñ ci jot a liir lu am solo la ndax boo xoolee jaar na ci étape yëpp def na théâtre ba mu nekkee école primaire ba mu ñëwee tamit laata muy dugg carrément ci musique way na kasak ci yenn xew-xewu tradition yi nel yi comme ay xew ngente ceet yooyu doon na ca dem ci njëlbeen tamit percussionniste maanaam batteur la woon bu ñu ràññee loolu tamit bokk na ci li nga xam ne xëy na melomaan yi xamuñ ko woon ci Thione Ballago Seck mais bokk na ci li gënoon tax li géwél yi naan dégg donc rythme da ko xamoon ba tax na yenn saay bu doon poser voix rek ni ko Youssou Ndour di waxee
xëy na mën nga ko dàq baat waaye ci rythme bi ci tegu ci mélodie loolu yàlla mayoon na ko ba tax na li nga xam ne mooy ndono bi mu fi bàyyi tey Cheikh yaakaar naa génération bu ñëw nga doon musicien wala nga doon chercheur comme ni ko Fadel Lo defee boo ko dégloo rek di nga mën a am lu bëri loo xam ne dina la ko dolli ci sa xam-xam Cheikh. dégg dafa am solo Ibou ci artiste ndax itam moom mooy waral tey fu la mbir fekk rek nga daal di way ci alir boobu noonu. fu la waay fekk rek nga war ko wax li nga xam ne tamit moom mooy jaar-jaaram ak itam ay baax-baaxam. mu doon loo xamante ni itam bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy ràññee li nga xam ne moom moo di artiste ndax xam nga ne ñoom ci seen bopp des fois dañuy faral di def ay duo. ci mel ni ay scène yu mag wala bokk ci ay fi nga xam ne fa la ñuy faral di tëgg ak yeneen yu ne xeetoo faral sax des fois bu ñu leen invité ñaari artistes ci plateau tey jii duo boobu nga xam ne tey dinañ ko mën a def dégg wi nga xam ne moom nga dégg moom moo la koy may yaa ngi wax nam def na théâtre def lu nekk tey itam loolu mooy wan rek ne artiste complet wi nga xam ne Thione Seck doonoon na ko. waaw dëkk tarbiyu comme ni nga waxee léegi waaye wax nga léegi duo daf may rek ma ubbiwaat beneen parenthèse ci diggante yi nga xam ne jotoon na ko am ak artistes yu bëri fii ci réew mi. tudd nañ ci léegi digganteem ak Youssou Madjiguène Ndour. digganteem ak rakk yi nga xamante ne ñoom ñëpp a doon wax def wàllu musique. ñoom ñëpp mu inspiré leen ay Assane Ndiaye Kéba ay ñu bëri daal maanaam. ba ci ñeneen ñi nga xam ne jot na loon formé ci biir Ramdan. mu doon taxawaay bu mucc ayib fi nga xamante ne mooy penc mi. waaye nag mënuñ ci pareete waxuñu digganteem. ak Aby Ndour di rakk ci ñoom Bouba Ndour seen digganteem daanaka waa Sénégal ñëpp teg nañ ci gët. dinañ gis clip boobu nga xamante ne ba léegi bokk na ci chef d'œuvre yi nga xamante ne ci wàllu production musicale jot nañ ko réussir ci li nga xamante ne saa su nekk fu Aby mësa toog mënul woon pare te remercier wul ki nga xamante ne mooy Thione Ballago Seck mu doon diggante boo xam ne vraiment daanaka Sénégal ñu ko doon rafetlu saa su nekk. waxoon na ko dinaa la way Aby Ndour. moo juumulee donc way wi noonu la tëree woon. Aby Ndour woon ne woon naa la dinaa la way mu doon loo xamante ni lu am solo la mu doon loo xamante ni diggante artiste ak artiste waaye itam diggante ñaar ñoo xamante ni fasante nañ li nga xam ne rek moom moo di coloré. weesuwul tey Aby Ndour fu mu toll fu nekk ne man Thione Seck mooy sama référence Thione Seck mooy ki nga xam ne ci laay xool ci laay inspiré woo fi mu teg tànkam fa laa bëgg a teg sama tànk. moom itam Thione Seck fu mu toog fu nekk itam wan cofeel bi nga xam ne rek am na ko ci digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Aby Ndour bu fekkee daa am ki nekk ci bu mu jokkoo ñu jël ko ñëwaat. waaw laata ñuy jël ki nekk ci dañuy dem rek déglu ki nga xamante ne mooy Alassane Ba. moom tamit jëf na liggéey bu mucc ayib. ñëwaat ci jaar-jaaru ndono bi nga xam ne kii di Thione Ballago Seck bàyyil na kaskan gi rawatina melomaan yi. baatam fu ne lañ ko dégg fu ne itam la tëgg moom Thione Seck dem na bàyyi nag ay fans yi nga xamante ni ay fans yu wéet lañu boo xoolee carrière musicale am boo ko xayma jege na sax ñeent fukki at yi wala mu weesu ko ay at yi nga xamante ni nag ay atu succès la wante itam léeg-léeg mu jànkonteel ci ay jafe-jafe comme képp ki nga xamante ni itam mu ngi dund ci àdduna mu bàyyi ko ci njaboot ji nga xamante ni njabootu woykat lañu ndax maamam mu ngi doon servir ci cour royale bu Lat Dior bokk na kon depuis ndawam ci ay cérémonie yu bëri ci wàllu tradition ci wàllu wëy ci noonu la bàyyi ko dem bokk ci Star Band naka noonu itam mu dem ca orchestra Baobab en tant que percussionniste atub 1984 Thione Seck daal di formé ak benn cousin am lii di Ramdan boobul sax ci la ñu door a taxawal seen album bu njëkk atub 1987 mu daal di amal tournée bu njëkk ca Europe ak Akan Production ci loolu la daal di def albumam bi ñuy duppee Pouvoir d'un cœur pur 1988 mu daal di génne album bi di Jëlal 1996 itam ñetti album la daal di génne ci label bi ñuy duppee Silar Thione Seck jot na itam jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu yoon ca mai août 2015 la woon moom lead vocal bu Ramdan ci mujjantal gi mu daal di si génn ci jàmm ak salaam mu juddu fukki fan ak ñaar ci weeru mars 1955 fii ci Ndakaaru mu daal di génn àdduna ci dibeer gi fukki fan ak ñeent ci weeru mars atam nag tolloon na ci juróom-benn fukk ak juróom-benn. ba cant ngërëm ñeen la yow tamit ñu la koy jaal bu baax a baax ak képp kuy doomu réew mi rawatina nga doon safo li di musique ñu ngi may xamal ne rek ci bu mu jokkoo bi
Pape Faye ku ne parolier tamit ne maître de cérémonie kooke xam nañ ko ci lépp lu aju ci wàllu événement culturel kooke taxawaayam yenn saay dañ koy rafetlu bu baax a baax Cheikh. bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di introduire artistes yi bu ñuy faral di def seen chaîne yu mag yeeg yeneen yi ñuy xeetoo ñu jël ko. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Pape Faye ñu ngi lay jaale tiis wi nga xam ne dal na suñu kaw niki tey ji ci suba bu fekkee am nga ay kaddu yoo xamante ni di nga ko yëkkati jagleel ko jëmm ji nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo. waaw jërëjëf maa ngi leen koy jaal yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci plateau bi. di jaale famille bi yëpp. au nom de toute la communauté théâtrale du Sénégal puisque artiste bi def théâtre bi def musique bi def art plastique ñëpp benn lañu ñu bokk benn géew bi. waaye dafa am loo xamante ne rek fokk ma wax ko sànq gis naa sama xarit Fadel dugg. parce que Fadel am na bu mu bind lu am solo ci Thione Ballago Seck. Fadel nag yàlla dogal ñu waroon ci liggéey sax d'ailleurs parce que dafa war a def benn documentaire boo xamante ni bii man la waxal man maa koy poser voix bi. ma sawar ci lool d'autant plus que Thione Seck di sama xarit parce que Thione projet yi nga xamante ne mujjoon na ko taxawal CEDEAO en cœur man def nañ ci duo ci benn titre bu ñuy wax les rapaces ak beneen titre bu ñuy wax également tu seras loolu yëpp defe naa ne Sénégal yëpp dégg nañu ko. bi ñu pare ci loolu daf ma ne Pape mu ne ko waaw mu ne ma am na lu ma namoon ci yow ndax mun a nekk ma ne ko loo bëggal jàmm la mu ne ma dama bëgg dama bëgg a génn benn album consacré aux chefs religieux du Sénégal. mu bëggoon nag nga bind ci man ma way yow nga wax texte yi ci kaw man ko amul problème léegi bi nga xamante ne nag pare na mu ne ma Pape pare naa ñëwal studio ñu liggéey ma ñëw ñu commencé ci liggéey ñu def ci benn texte bu am doole boo xam ne da ko consacré Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul te boobu dana génn am naa yaakaar ci fan yii di ñëw wala weer di ñëw ñu defaat beneen boo xamante ni bii ci Seydi El Hadji Malick Sy la ko way waaw man ma tekki sama wax ak texte boo xamante ni bind naa ko ñu pare ci loolu mu ne ma doyul de ma ne ko acca nañ dolli mu ne ma am naa loo xamante dama ko fent jëme ko ci Al Mahdi Limamou Laye ma ne ko amul problème danaa ci bind ma bind ci ñu def texte bi teg voix bi en studio mu ne macha allah. ñu def noonu Cheikh Ibrahima Niass également mu def la même chose mu bind ci yëpp ba ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc mu nekk projet boo xamante ne bi am na yaakaar ne loolu rek su génnee wax dëgg yàlla Thione mën nañ ne ay ajjanaam sotti na sunu borom bi baaxee na ko. jërëjëf sëñ bi Faye balaa ma lay bàyyi rek ñu ngi xamal ne ci ndorteelam bi mu nekkee école primaire jot na yëngu ci wàllu li nga xam ne mooy théâtre ndax loolu feeñ na ci nekkinam rawatina bu nekkoon scène wala sax ci musique bu nga xam ne moom la doon def. mu ne ma ñëwul Ballago TV da ngay am benn émission fii nga waxtaan ak gars yi parce que métier bi dañ ko war a démocratiser ma ne ko incha allah danaa ñëw ndiketoo yàlla mi ngi def la muy def kenn mënu ci dara kon nag dañ koy ñaanal sunu borom xaari ko àjjana di ñaanal ki nga xamante ni que mooy famille am di ñaanal ki nga xamante ni que mooy Thione mooy Wally Ballago Seck xam ne am na sas aujourd'hui baay bi dem na waaye tey moo fi nekk yàlla dogal na ñëpp bëgg nañ ko moom Wally Ballago Seck. jërëjëf ñu ngi la koy jaalal yow tamit. de la culture gis naa li mu ci wax ñu def am na sama benn xarit boo xamante ni bii ñu koy wax. mu mel ni rëcc na Cheikh ñu ngi may xamal ne Papis Niang du koo xam ne tamit dañ ko ràññee ci milieu musical mu féete ci wàllu production ak réalisation clip vidéo moom nag yàgg liggéey ak Thione Seck xam ci moom lu bëri sëñ bi Niang gannaaw bu ñu la nuyoo rek jaale la ki nga xam ne moo fi bàyyeekoo tey loo ñu mën a wax ci Thione Ballago Seck. mu mel ni dem na Cheikh laata muy ñëwaat rek dañuy desandi ci ñi nga xam ne moom lañ nekkoon muy taxawaay bi mu amoon tudd nañ léegi talent bi nga xam ne amoon na ko ci wàllu musique mais côté humain donc relation yi nga xam ne amoon na ko ak askan wi rawatina new si doole yi daan na jafe nga dem kër Thione Ballago te fekkoo fa ay nit yoo xam ne rek
ñu ngi fi ñëw ngir ut luñ fa jëlee. loolu tamit ban njàngat nga ci mënoon am au-delà de la musique ba nga xam ne ci lañ ko gën a xam. jàngat biñ ci mën a am bu bari na weesuwul doon humaniste. foog naa ne loolu am na dafa doon loo xamante ni dafa am solo ci dundu doomi aadama maanaam sens bu partage. nit ki da ko war a mën a am que ça soit artiste que ça soit nga nekk leneen ci àddina donc foo nekk fu nekk rek war nga mën di partager ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla booleel. nga war a mën a dindi ci sa wërsëg daal di séddoo ak ñoom foog naa ne loolu dafa am solo leneen itam loo xamante ni bëgg naa ko ci toftal bu ñu déggee Abou Thioubalo dégg Pape Faye ku ci nekk ci ñoom mi ngi doon wax nekk rek Thione Seck tey ji naaloon na ab projet tey ji mu mel ni ba bi muy génn àddina am na loo xamante ni mi ngi ko doon mbëbët daal di koy bëgg a jagleel askan wu Sénégal rawatina yëkkati ay kàddoom way ñi nga xam ne rek ay chef religieux lañ fii ci réew bu Sénégal ni ki tey ji